Walfadjri. mbégte bu dul jeex mbokk yi la ñuy am station daje ak yéen ci leeru jamono bisimila ci xibaaru suba si la ci gën a fës nag askan ba yeewoo ci diwaanu Dougar ñoom nag nekkee ci département bu Rufisque dañuy rek métitlu seen suuf sañu jël rek daal di ka aki moom ñoom ya nga xamante nag ñoom ñoo di ndaw ñi génn nañu amal rassemblement gu yaatu ngir rek métitlu seenu nekkin lu jëm nag ci li nga xam ne moom moo di faatu ca diwaanu Thiénaba ñaar ci ay doomi aadama tax nag ña nga xamante ni ñoom ñoo fa fari ne rek faaw ndi ca leeral ba mu leer naa ñi intersyndicalu SYNPICS CNTS ñoom ñoo amal ab rassemblement ni ki démb ca RTS tàng na jër la ñuy sàkku nag mooy kii di Racine Talla abal leen ndax dafay rek bañ a xaatim ay kayitu déggoo yooyu tax ñu amal affectation ak liggéey mucc ayib ca diwaan boobu leen mbokki lii moo gën a fës ci xibaar yi bisimilah ñu daal di koy yaatal. bismillah àdduna wërgël képp ñuy rafet lu baax a baax seen ànd ak Walfadjri bu fiy tataanee xibaaru suba si nag dañu koy dooree ak ni ñu ko àddee woon ci njalbeen ga askan bay yeewoo ca diwaanu Dougar nekkee ci département bu Rufisque la ñuy méttitu nag mooy seen suuf la ñu bëgg jël saaxee lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay hectares yu nga xamante dañu ko bëgg a jagleel ay sociétés yu jóge ca bitim réew tax nag ñu amal ndajaloo gu yaatu goo xamante nii ngaa ñi nañ ci taxawaayu autorité yi ca diwaan ba ne dañ leen a seetaan ci seen nekkin ñu seewlu ci leer yeeg Najib Sagna. askani dëkk Dougar ñoom nag si commune Diamniadio ñu ngi yuqu seen ñaxar ndaxte ay 72 hectares yoo xam ne ni seen suuf la nekk la ñu perte ku ko jël mooy société bu ñu wax Peacock Investment. concernant nag 72 hectares bi fi Descos di wàcc di toj musul am décret présidentiel buy wane ni ñii dañ fi war a jóge musul am décision de justice boo xam ne nii dañ ko wax ne ñii dañ fi war a jóge donc dañ leen jaay doole parce que pick-up yor na xaalis mën na teg xaalis sur la table am na doole étranger la. préfet nee na daa am ay borom tool yu ne ñoom nangu nañ 100 millions yi pick-up di fay ma bëgg na ngeen tontul seen bopp waaw wala déet. ñu ngi joxoñ loxo lu mel ni ay services déconcentrés yu mel ni domaine wala Descos pour ñoom nag ñoom bokk nañu si ñoo tax ñu perte seen suuf. pick-up tey jii daf fi ñëw doon président boppam indi décret boppam fal boppam jël suufu jàmbur ak tamit ak njiit yoo xam ne ni ñoo nekk ci état bi di ko dimbali ak di ko dooleel ba mu implanté wu nangu ay suufu jàmbur. ñu ngi mer fut te di wax ni duñ bay kenn seen suuf ba mu tax nag ñu ngi interdire société marocaine bi bu mu ñëw seen suuf waaye tamit ñu wax nguur gi mu jàppale leen ngir jël seen suuf. fii si Rufisque nañu Sagna télévision Walfadjri. Najib Sagna ñu waxtaanee nag li nga xam ne moom moo xew ca diwaanu RTS direction générale ba nag la ñuy ŋaññi ñoom intersyndical bi SYNPICS CNTS démb tàngoon na jër ci seenu biir gannaaw bu ñu amalee ab AG goo xam ne lañ ciy sàkku moom mooy ay jëfinu Racine Talla dem sax ba naan nangu te xaatim lenn loo xamante ni mën na rek indil ab béggandi seenu liggéey tax tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo di liggéeykat yi daal di fa amal fitna goo xamante ni ñëpp dégg nañ leen Toussaint Maurice Senghor ñu teewlu ko ci reportage. ay xeex ak ay xiiroo la assemblée générale intersyndicale yi daal di tàmbale foofee ca kër gu mag yi di RTS Cheikh Birahim Ndiaye bokk ci CNTS bañ nañ ba tuddi su suuf lii di clause de mobilité bi nga xam ne moom lañ leen bëgg a sampal wante ci beneen fànn rek moom moo ngi joxoñ baaraamu tuuma kii di Racine Talla. On était en négociation avec le directeur général, ça fait 2 ans de cela. Au moment de signer notre accord d'entreprise, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République nee na établissement yëpp nañ signé seen accord d'entreprise
le directeur général n'a cherché rien d'autre à faire que wut ay xale instrumentaliser leen pour ñu yàq suñu assemblée générale lu ne weng na kenn du ko jeex yéen la ci yem assemblée bi nous a donné cutis de continuer les négociations de deux choses l'une soit Racine Talla directeur général de la RTS accepte de signer l'accord d'entreprise wala mu abal bi. wante yemul foofu ba léegi moom mi syndicaliste bi sax ñëwaat na rek ci anam bi nga xam ne moom la Racine Talla di gérer foofu nga xam ne mooy RTS. il est grand temps président de la République xam nan la gérer kër gi waaw parce que 2012 la fi ñëw ba tey benn organe de contrôle mus fee ñëw waaw il ne gère pas cette maison là de manière catholique. Moustapha Cissé nekk secrétaire général bu SYNPICS moom moo ngi xamal ne renouvellement bureau bi nag dinañ ko amal fii ak ay fan yu néew. waaw xam nga ku xamul dañ leen instrumentaliser wax loo leen loo xam ne xamuñ ci dara bu ma la joxee exemple maire yi nekk ci Sénégal yëpp seen mandat jeex na bu yàgg élection amagul kon il continue c'est la même chose ak ñun suñu mandat jeex na effectivement depuis 1 an ñoom xamul sax date naan depuis 2 ans c'est pas vrai c'est depuis 1 an mais depuis 1 an y a la Covid la fête du 1er mai nga xam dañ ko daan célébrer fii mu nekk événement bu rëy l'année dernière on l'a pas célébré à cause de la Covid léegi ñu nekk ci négociation ay accord yem ci ay point d'achoppement au lieu de trouver d'autres solutions amul solution muy instrumentaliser ces agents là yi doon yuuxu trois personnes yi et vous avez vu que dañ leen minoriser parce que la base n'est pas avec eux ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent voilà bureau bi jël nañ fi engagement devant les agents que dinañ ko def sous conditions yi réunir on le fera inchallah et vous verrez que gis ngeen ni base bi déjà choisir na bu yàgg. Toussaint Maurice Senghor ñu waxtaanee nag ñaari doomi aadama yi nga xam ne ñàkkoon nañu seen bakken ci ab congu ca diwaanu Thiénaba département bu Gossas askan ba yeewoo nag ca village boobule dañoo rek dajaloo woon ci ab ñaxtu la ñuy sàkku nag moo ñu leer la mbir moom leer nañ ñu xam kan moo faat seenub ndaw ca noonu yi tamit sàkku ñu daal di yokku kaaraange ca gox ba ñu teewlu ci Mamadou Makhtar Sarr. ndaw yi nekkee ci dëkk bi di Thiénaba ci département bu Gossas amal ndaje ak taskatu xibaar yi ngir ñaawlu cong gi nga xamoon ne dafa amoon ci seen dëkk bi te ñaar ci ñoom ñàkkoon ci seen bakkan mu di Alassane Diop ak Babacar Ndiaye ñoom ndaw yi dëkk bi nee nañ li ñu bëgg moo di ñu utal leen kaaraange teg ci leeral mbir mi. rey leen yóbbu alal ji loolu nag la waa Thiénaba Gossas di naqarlu ba fu naqar yam nag kon waa Thiénaba Gossas ñi ngi sàkku ci nguur gi nañu seet ñooñu nga xam ne ñoo def ñaawteef bi jàpp leen teg ci ñoom daan yi war ci ñoom. ndax xale buñ dóor bal nga tëdd lu mat 1 heure de temps sa deret di génn ba néeg bi nga nekkoon fees dell ak deret xam nga ni kooku biñ koy yóbbu nañ ko mais yóbbuwuñu dara ndax deretam fii la jeexee te loolu ñàkk ambulance moo ko waral ñi ngi ñaan état bi nag mu dimbali ñu ngir yàlla ndax ci réew mi lañ bokk ñun jigéen ñi kan naqarlu nañ ko ndax ñoo jur doom yi. ci fàttali nag guddik fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février atum 2021 ay Samba Boy ñoo songoon kër Serigne Cheikh Ndiaye gannaaw loolu nag ci la ñu yóbbu ay koppar yu jege 4 millions yemuñu foofu de bi nga xam ne ñu ngi dellu ci reñu soqi ay sox jëmale ci ndaw ñi rey ci ñaar ci ñoom. parce que ñu rey kenn ki sama doom bi mu àggalee bi ñu ko reyee ñaar fukki ak ñett ki ci des xaritam la waaye def nañ ma loo xam ne man nii bu ngeen doon dimbalal yàlla dëgg maa leen dëkk a dee. kaaraange moom war nañ ko am moom lu mel ni wajur war naa am sànq ñun fii war naa am lu fi fanaan parce que kat ñii ma gis kat lii ma gis bu dëkkut dina doy waar de. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr aju po màkk gi ren na soo otul nag ñu bëri ci askanu pa Sénégal duñu ko teewee la ko war a lekk mooy wàññi gi ñu wàññi nag limu d'âge bi léegi nag faaw nga am lu toll ci fukki at ak juróom-ñett jàpp juróom-benn fukki at muy 60 ans fa la yem lu ko mooy rek doo mën a aji màkk lu ko wees yi tamit daañu toftal li nga xam ne nii moom moo di monsieur jëm ci mbas mi bokk na ci amal ñàkk goo xamante ni homologué nañu ko OMS ba noppi amal test boo ca yeggee tamit Arabie Saoudite daañu la rek benn diirub ñetti fan loolu yëpp bu ñu ko gàllee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di voyageurs privés yi daanaka jàngete nañu ko ni soo utu leen ñu bëree bëri duñu rek dem ziyaari biti laa ci noonu Moussa Sène def ci ab gëstu bu yaatu ñu teewlu ko ci ab reportage. autorité yi fare ci Arabie Saoudite ñoom nag ñoo jël dogal wax rek aj bi ñi fay xel di. ku ne xam na ni ñaari at yii ñu nekk yëpp
jàngoro dafa am ci àdduna bi muy pandémie boo nga xamante dafa wër àdduna bi yëpp bu ñu dogalee nag jël âge bi yóbbu ko li commencé 18 ans ba 60 ans xam naa ni loolu moom moo koy waral. tout daal si seen xalaat wala ba li nga xam ne moo war a tax ba du ñu autoriser nit ki mu dem wala boog mu bañ a dem mooy nekk wérgu yaramam. nit ki bu dee am na nit yoo xam ne am nañu 50 ans 60 ans 70 ans mais ñoo gën a wér ay xale yoo xam ne am nañu 18 ans 20 ans 30 ans donc loolu mooy li nga xam ne la visite médicale boobu ñu def defe naa mooy élément déterminant bi. Imam Modou Diouf nag àndul benn yoon ak bile dogal moom dem bay wax ni sax du lu jaar yoon ñuy amal bile dogal. man d'accord ma ca tey d'accord ma ëllëg. aj ci boppam ñu limité ko ci âge lu may nit ki dafa néew kattan xam nga ko am 100 ans te xalaata doon dem mag. kooku ci boppam macha allah ci yéeneb aj mën nañ ko yéeneel doom mën nañ ko yéeneel addina ba mu sotoo ba tey mosuma gis fuñ limité aj ci âge xam lépp nag wax lépp baaxul mais dama ne bu dee Covid 19 moo tax ñuy limité aj ci âge man Jibril day jànguma ko tey jànguma ko ëllëg. Mohamed Ndiaye nag gis-gisam mooy Covid 19 bi moo waral autorités yi fare ca Arabie Saoudite jël bi la dogal. ku ne xam na ni ñaari at yii ñu nekk yëpp jàngoro dafa am ci àdduna bi muy pandémie boo nga xamante dafa wër àdduna bi yëpp. bu ñu dogalee nag jël âge bi yóbbu ko li commencé 18 ans ba 60 ans xam naa ni loolu moom moo koy waral. bu ñu sokkandikoo ci sénégalais yi ñu dajeel Arabie Saoudite nag dañ ko bokk ak ñëpp ñoom nag ñuy wax ni du yoon ñuy jël dogal boo xamante ni képp ko xamante ni dafa jëloon dogal ngir dem ca bërëb bile ñu daal di la koy xañ. Moussa Sène jamono ji nag ni ngi démb lañu rek fësal ab rapport bu Freedom House rapport 2020 bi nag la mu fësal mooy ne Sénégal wàllum démocratie da ca nërmeelu lu ko weesu yi tamit amuñu jàmm des na jàmm di waxtaanee jàmm ci réew Sénégal loolee nag tax ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di acteurs yi cay yëngu daal ca yey yàbbi askan wi tamit gisee ni mel ndax jàpp nañ ne xoqatal gi bëri na te nguur gi taxawut ni ñu ko doon xaari ñu teelu ci réew yeeg Fatou Bintou Diouf. mbetteel daal di nag fës gannaaw ba ñu daal di xamle ni àq ak yelleefu doomi aadama yi dañ ko salfaañee fii si réewum Sénégal mu mel ni nag réew mi randuwul jëm ci sàmmonteeg li nga xam ne nag moom mooy yelleefu doomu aadama yi bu ñu sukkandikoo ci rapport 2020 bu Freedom House moom ma ngay xamle ni démocratie dafa daal di ndërmeelu ci àdduna wërngal këpp waaye nag Sénégal ma nga xam ne bokk na ci ñu doon joxoñ baaraamu tuuma bokk na ci réewu Afrique yi ya nga xam ne daanaka nawoon nañ leen lool ci sàmmonteeg àq ak yelleefu doomi aadama yi waaye ci diggante 2017 ba 2020 jàpp nañ ni Sénégal bëri na nag ay mbir yoo xam ne daal dinaa xew gannaaw nag Freedom House daal di nag fësal moomee di Sénégal bokk ci fukki réew yu l'Afrique yi nga xam ne daal dinañu ràññeeku jëm ci sàmmonteeg ak yelleefu doomi aadama yi bu kenn nag daal di njoxtu ni la xewoon ci fan yi ñu weesu jëm ci Ousmane Sonko nag moom moo waral li ni mel yenn sax si réew yu Afrique yi daanaka ñoom it dañoo deltu gannaaw bu baax a baax lu ci mel ni nag suñuy dëkkandoo ya nekk ca Mali ñoom ñee nag la waral ñu daal di ndërmeelu ci nag de wàllub démocratie bokk na ci coup d'état ba amoon ca Bamako ca Bénin tamit ñu daal di gis mbetteel ci mat sëkk ndax Bénin nag daanaka ci diggante 2019 ba 2020 daanaka nag dafa daal di nag gàlloo lu toll nag ci fukk ak ñeenti poñ loolee nag tax ba mu daal di nag ñàkk xar kanam bañ ko daal di nag xamee woon beneen ni réew boo xam ne moom it nag amel na nag ab surprise boo xam ne jural na ko nag àdduna wërngal këpp bokk na ci réew bu Togo moomee nag ñu ngi koy seen si nag téeméer ak ñeent fukki ki benneelu place ci diggante nag réew bu Cuba ak bu Cameroun moomee nag gannaaw élection ya nga xam ne amoon na ci réew moomee bëri na ay lënt yoo xam ne nemmeeku nañ ko ci jongante yooyee waaye tamit gisoon nañ ne opposition bi dañ ko faagaagaloon bu baax a baax ñu jàpp nag ni boo gisee yenn ci réew yu Afrique daal di ndërmeelu dafa fekk nag ni mbas mi di coronavirus moom moo tax seen démocratie daal di dellutu gannaaw ndax nguur gu nekk dafa daal di jëfandikoo ab doole wam ngir mën a faagaagal ak kujje politique bi ñu daal di fàttali nag réewum Sénégal boo gisee nag mu daal di jël juróom-ñaar fukk ak benneelu place bi dafa fekk nag ni bëri na ñu ñuy fitnaal ak i xoqatal ñi nga xam ne nag ñoom
ñooy opposant politique gannaaw nag coppite yi tamit ya am ci loi électorale yi li ni mel nag tax ba ñu bëri fare ci kujje politique bi mënuñu bokk ci yenn ci ay jongante muy présidentielle législative wala bokk sax moomeel yi beneen ni nag ponk ba ñu jàpp nag ni moom moo tax réewum Sénégal daal di ndërmeelu bokk na ci corruption ba nga xam ne daal dinañ ko nemmeeku ci nguur gi waaye tamit ñàkk sàmmonteeg ak yelleefu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy liggéeykat yi di taskatu xibaar yi waaye tamit sàmmuñu benn yoon ak yelleefu soxna yi ba si sax nanguñu benn yoon nag daal di amal ab loi buy may jigéen ak jigéen daal di sëy wala góor ak góor mu mel ni nag li ni mel moo tax ba Sénégal daal di deltu gannaaw. Fatou Bintou Diouf ñu waxtaanee nag jënd gi ñu dénk wàllub aada ak cosaan ak lu jëm ci wàllu communication dafa war a rek jël ay projet financement tural ko ngir rek mën a jàppale artistes yi lu ko mooy nag ñoom jàpp dañ ne soxlaatuñu dërëm ngay jógee ci li nga xam ne nii moom moo di ministère ba di ko séddale ndax dërëm googulee mën na jeex te du leen jëriñ lenn la ñuy sàkku nag moom mooy ministre de la culture gëstu leen ci ay financement yu mucc ay ñu teelu ci xoxandong. gannaaw bu ñu dakkalee li nga xam ni moo di état de catastrophe sanitaire bi ministère de la culture et de la communication amal na ab ndaje gu yaa ak acteurs culturels yi ngir rekk ñu mën a àddu jëmale ci anam yi ñuy amalaatee seeni activité Khoudia Diagne di directrice des arts ca ministère ba nag àddu ngir rekk indi ay leeral ci ubbitem salle de spectacle yi. protocole sanitaire bi même bu ñu ibbiwee salle yi des dafa nekk loo xam ne dañ koy respecter. parce que foofu la état tegu pour mën a wax ne dañuy ibbiwaat toutes les salles ak débit de boisson yi donc pour le moment salles yi dañuy ibbi maanaam ñiy yor débit de boisson maanaam bar yi restaurant yi ak hôtel yi mais ba fii ñuy wax nii salles yu mag yi ak salle de cinéma yi ibbeeguñu leen mais ministère de l'intérieur ak ministère de la culture ñu ngi ciy liggéey te sori na pour ñoom tamit ñu mën a ibbi respecter protocole sanitaire bi mën a def seen liggéey. ci noone la ministre de la culture Abdoulaye Diop yëkkatee ay kàddoom ngir woo artistes yi ñu respecter geste barrière yi waaye itam wéyal seeni sensibilisation ci askan wi. ñoom ay porte-voix lañu ñu mën a wax nit ne tey su fekkee mesures yooyu levé nañ ko mais war nañu continuer seen activité war nañu continuer distanciation sociale yi war nañu continuer du port des masques. Djibi Guissé bokk ci frère Guissé nag di xamle ne ministère de la culture dafa war rekk di financer projet culturel yi au lieu muy jox aide ñi nga xam ne ñoo di artistes yi. Il nous faut des subventions aux projets culturels pas de l'aide aux artistes parce que duñ ko joxee dañ koy lekk parce que dañu nekk ay soxla les projets culturels qui sont là si on les finance dafay dem les acteurs dinañ ci bénéficier wu les salles dinañ ci bénéficier wu. ñiy liggéey ci salle dinañ ci bénéficier wu instant bi foofu la ñuy toll. bi lépp ndaje nag doonoon na itam ab occasion ci acteurs culturels yi ngir rekk ñu xamal ministre bi ni koppar yi nga xam ne moom lañ jagleel artistes yi ngir jàppale leen ci mbas mi di Covid-19 ñu bari ci ñoom jotuñu si. Xoxaan Ndong ngir jàmm dellusiwaat ci Sénégal Serigne Adji Sy moom nag taxaw na temb ngir rek jël kàddu yi jébbal ko ñi nga xam ne ñoo di askan wi ci rek taxawaayu ndaw ñi ca département bu Tivaouane moom kilifa diine gi nag daan na ca prox ndoolu ngir sàkku ci njiitu réew mi mu daal di gën a jàppale ndaw ñi ci rek tabaxal leen seenu ëllëg ñu teewlu ko moom Abdoulaye Gueye moo yor kàddu gi ak Ibrahima Ndiaye. jamono dafa yëngu ñu am ci cër ci réew mi am cër ci Tivaouane mais am cër ci xadra Cheikh Sidi Hadji Malick ba moo waral bu yemoon ñu yëngu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne xubbul watan minal iman bëgg sa réew bokk na ci gëm yàlla fi jamono toll ñun ndaw ñu toll ci laaj nañu yëkkati suñu kàddu kàddu yi nag li ko waral mooy yóbbante bi fan la jóge ci ndaw yi Sénégal fan la jóge ci ndaw yi région de Thiès ci fan la jóge ci ndaw yi département de Tivaouane fan la jóge ci commune de Tivaouane yóbbante ma ci kan sama waay kuy sama waay son excellence président Macky Sall kon monsieur le président de la république ndaw yi ma yóbbante nga bàyyi leen xel am nga programme boo tëral muy lan financement muy lan ci formation yi
muy leen ak yeneen yoo xam ni yaa ko waxal sa bopp ah ñun dañ ca bëgg gis suñu bopp boobu nag moom moo waral suñu jotaay bi tey ah xale yi nag ñoo moom jamono loolu la yàlla dogal ah may ñaan ci li ci Tivaouane am nañu ay usines yu fi ne monsieur le président moo xam ICS moo xam MDL moo xam poste bi nga jël jox ko doomi Tivaouane muy Abdou Ndéné Sall di TER Tivaouane xaj nañ ci waaye gis ñu seen bopp ñu lay ñaan monsieur le président de la république son excellence suñu soppe suñu xarit loolu la yàlla dogal nga gën a bàyyi xel dëkk bi ñu ñaan yàlla rek yàlla du ñu jàppale ba jàmm ji nga xamee ni suñu kilifa diine yi ñaan nañ ko ci xew-xew yi am yàlla na ko yàlla boole nangul ah ndaw ñi dégg nañ ko président déglu na leen dégg na ndax nee na ñaar wax na ko déglu naa ndaw ñi dégg naa ndaw ñi déglu naa ndaw ñi dégg naa ndaw ñi kon jëfa gees kon tabarakallah yàlla na yàlla lépp rafet. lu jëm nag ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy liggéey ci wàllu or jamono ji nag saa su ne dañuy am gàllankoor ñoom bijoutier yi nag sàkku ñu gën a yeesalaat seen nekki ni jaarale ko nag ci lu jëm ci wàllu contrat d'achat yi nga xam ne de léeg-léeg mu am ay jafe-jafe waaye tamit mbirub recel yi tamit day doon li leen di gàllankoor ñu teelu ci yaay Adama Diallo. tëggkatu urus yi buñ sañoon saay su ne di am lii di wurus wante doon na lu jafe jamono ji ndaxte dañoo nemmeeku urus ga ca Sabadola bi yëpp état wu Sénégal jaay na ko bitim réew loolu tax na ba ñoom gis lii di wurus doon lu jafe. bon or Sabadola bi ñuy yóbbu extérieur président mosoon na wax benn yoon ne woon na ñun dinañ am suñu wàll ba por ñu def benn comptoir dinañ jox suñu wàll. mais def nañu li ñu waroon def ñëpp ci moom lañ doon xaar mais ñun gisaguñ ci dara waaw loolu nag comme noonu la ko gisee noonu. waaw manquement yi moom des fois day am bu baax a baax parce que il suffit que demande bi xaw a yëkkatiku tuuti rek si une fois la demande est en hausse bon dafay xaw a métti pour que nga jot ci matière première bi de trop daal. Mame Ngor Kandji moom moo ngi dellu si waat si jafe-jafe bi ñu am ngir mën a teg bët lii di wurus wante itam di sàkku nguuru Sénégal mu daal di leen di dimbale bañ am lii di comptoir d'achat. mais ñun nag buñ sañoon or bi ñu am fii benn comptoir boo nga xamante ni fi la or bi di toog nga xamante ni kenn ku ci nekk soo soxlaa or da nga mën a dem foofu jënd li nga soxla soo bëggee exporter di nga mën a exporter. bu boobaa tamit di nga mën a am avantage ci or bi saa boo ko soxlaa. ginnaaw ay tolof-tolof yi nga xam ne tëggkatu wurus yi ñoo ngi koy dund wàllum taxi itam bokk na ci seeni métit wante itam ñu nemmeeku ci itam njaay bu jóge ci ab sàcc. li ko teree antu nag lenn rek la du dara lu dul TVA buñ ci teg te comme ni ko président